maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay yéen ñu safoo Dakar Buzz dañu si teewlu bés bu yàlla sàkk di topp suñu ay programme di am mbégte ak ca waxtu aussi di leen dalal ci émission bi di li ma metti tey nag maa ngi togg ak ki nga xamante ne ni ñu ngi koy wax Abou Sène moom moo yor kaddu ña nga xamante ne ni ñoom ñooy liggéeyee ca usine Caro bi nga xamante ne ay chinois ñoo ko moom ñëw samp ko fii si suñu réew di Sénégal ñoom ña fay liggéeyee nag ci usine boobee nekk sa Sindia la ñu fay dund wa ila la ñu fay jànkuwanteel doon lu tar lu métti lool ñu fas yéene ko rek partagé ak askan wi fii si émission li ma métti damay nuyu Abou ba ko mu nuyanteeg yéen ñu xuus rek si waxtaan bi mu gën ñoo yaatalal la nga xamante ne ni moo nekk fi bërëb boobee ñuy daanee seen doole Abou maa ngi lay nuyu bay la nga nuyanteeg ñu lay seetaan fii si Dakar Buzz. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di fay. di leen sant bu baax ci invité bi ngeen ñu invité. ñun waa Twyford di wax tamit ñi ngi ñaan lépp loo xam si rek waxtaane nañ ko fi askan bi am patience pour déglu ñu bu baax c'est parce que c'est très important jàpp naa ni mënuñu waxtaane wala def loo xam si wala ñu xool loo xam si ëpp na importance li ñuy waaj a def parce que c'est ci réew mi lañ dëkk te ci seeni déemu réew suñuy doomu réew moo tax ñuy waxtaan tey dëgg la donc mi ngi noonu ñoo ko déggandoo Abou yow yaa yor kaddu ba mboolem doomu Sénégal yi nga xamante ne ni ñooy liggéey ca Twyford ngeen am ay jafe-jafe ila ay yenn mbir ya ngeen fay dund nga xamal ñu ko rek lan la exactement. waaw bon di wax sénégalais yi rek que ni Twyford benn entreprise de boo xam ne si chinois yi ñoom ñoo ko fi indi. indi nañ ko fi ça fait 2 ans ou plus de 2 ans. d'ailleurs président Macky Sall moo ko inauguré man mii di wax ak yow bi mu koy inauguré man maa ko defal présentation bi. d'accord Caro yi xamal ko tamit diversité bi nan lañ jëlee nit ñi pour ñu ñëw liggéey fa c'est parce que région bu nekk am na ay doomu sénégalais yu fa ñëw pour liggéey si. waaw ñu amoon yaakaar bu baax nag. amoon yaakaar c'est parce que ay doomu sénégalais lan duñ dem Guinée duñ dem Mali fii la ñuy toog te tamit duñ dugg ci gaal yi. ñu ni dañuy toog liggéey commencement bi mu nekk ay situation bu difficile bu metti bu doyoon waar boo xam ne si tey mën naa la wax ne la dara amu fa ci condition de travail yoo xam ne si dafa doy waar ci salaire yoo xam ne si bon condition de travail yoo xam ne si tey amuñu woon masque ba léegi amu fa tey boo demee fa nga xam si moom mooy gaz ak zone yi nga xam si dafay am ay produits chimiques dara amu fa masque amu fa xam nga protection amu fa EPI zéro dara amu fa ba léegi ba ni may waxee ak yow nii ay doomu Sénégal nag nekk fa di liggéey ci salaire yoo xam ne si matul 100 000 francs ay 80 et quelques mille ci commencement bi tey ni may waxee ak yow nii bu matee 100 000 francs ca la yam te 12 heures de temps la ñuy liggéey par jour ak risque yoo xam ne si tey boo demee tri par exemple dañuy xëy 12 heures de temps taxaw di yanu lu ëpp 26 kilos ci 12 heures de temps ay jeunes yoo xam si doon bañ a sàcc bañ a fen bañ a tamit dugg lu seen yoon nekkul tey xam nga bu ñu demee ba président dig ñu ay ne jeunes yi dafa bëgg ñu am ay liggéey loolu waraloon coow fii ci réew mi tey bu ñu demee ba maanaam emploi yi ñu jot a am sax protégé wuñ ko ndax Twyford nan ngay nekk ci entreprise boo xam si président ci déclaration bi mujjee def ni nan régler problème Twyford bi daf ni am nañ ci yaakaar parce que dafa nekk entreprise boo xam si dañ ci am yaakaar entreprise boo am yaakaar est-ce que ñu fa nekk di liggéey jot am fa liggéey ñii danañ dem ñuy dugg ci gaal yi dem ba tey am na tey suñ xarit yoo xam si mën naa la limal ay tur ñii egg nan ñii déggatuñ leen yaakaar naa entreprise bu am yaakaar xanaa ay nit ñi duñ fa jógee dem ci géej gi sa bërëb boobee dem di wuti ji feneen du ñu am dugg ci ndox mi te lépp loo xam si wax nañ leen ko mën nañ leen indil ay preuve tegal leen ni leen diw ak diw ñooñu woo egg nan ñun bi ñuy dem yëguñu ko kon liggéey boo xam si tey ñun dañu jël suñu suuf jox waa Twyford ñan jox suuf sa ña ngay jooy tey ndax ni jëlee seeni suuf terrain yi boo demee Sindia bul xam ñaata hectare lañ leen jox ba pare ñu jël suñuy ñun jeunes sénégalais yi ñu jël suñu doole pour liggéeyal leen ndekete malgré liñ dig état bi ak liñ wax te man jàpp naa ne état lépp lu xew xam na ko après dañ jël ay doomu sénégalais jàpp def leen ay jaam waaw def ay jaam bu ñu ko waxee chinois yi parfois dañ naan wax boobu dafa diis mais su loolu dul njaam man xamatuma luy jaam. ñëwal ñu liggéey naka lañ leen def ba ngeen ne dañ leen jàpp njaam. waaw xam nga ñëwal ñu liggéeyal ñu mais état bu Sénégal à travers APIX signé leen loo xam ne si benn dérogation boo xam si am nañ droit di renouveler contrat pendant 5 ans soo ñëwee ci sa essai ci la ñuy xool ba xam yow
di nga nekk nangoo nekk jaam wala nangoo nekk jaam waaw c'est parce que bu ñu indee rek bu ñu recruter rek ay nit dañuy ñëw xool ba xam ñi leen lii kat lañ leen di fay c'est parce que am na ñu leen wax ne leen dëkk bi dafa metti booy lu leen fay ñu liggéey yemuñ ci loolu ñuy liggéey ak seen ngor mais tamit ñu leen ñuy xool ba xam nangu na nekk jaam fii danger la duggal def lii fii ëpp naa sax dugg wala ëpp naa nooyi lii dafa diis doomu aadama waru ko yanu yëkkatil fii dafa salte yaa koy defar soo ne fii kat dafa salte man mënu ma ko defar wala lii fii kat danger la bu ma fi duggee sama bakkan mën na fi am ñu dem croix sa matricule ndànk di xaar essai bi jeex ñu dellu ñu yóbbu la c'est parce que yow nangoo nekk jaam loolu moo fa am inspecteur dégg naa ko mu gën di wax ñu koy nuyu parce que jàpp na ci lu bari pour être tamit sincère nit dafay wax dëgg mais bu demee ba naan jaam amu fa te moom liggéeyu fa nekku fa xamul lu xew tey xam nga li ma lay expliquer nii inspection mënu ko contrôler moom ay contrat lay xool waaye kaay nangoo nekk jaam lii dafa diis jël ko boo ko yanuwul ñu dàq la loolu inspection lu mu ci mën ak lan la ci mën a contrôler te loolu moo fa am xam nga bu ñu demee ba chinois di dóor sénégalais ñoo fekk ñu suñu dëkk di ñu liggéeyloo ci condition yu bon di ñu def yu metti di ñu fay salaire yu bon ñuy xoole 12 heures de temps guddi gi ak bëccëg gi di yanu plus de 26 kilos ba pare boo waxee ñu dóor la dóor am na dossier yoo xam si mi ngi tribunal lépp mën nañu ko vérifier xam nga Twyford entreprise multinationale la ay milliards lan yor yaakaar naa kenn warul nekk ci site wala ci télé di leen waxal lu dul dëgg te ñoom ñu xam ma bu baax bi président ñëwee man maa ko defal présentation entreprise bi kon ñoom xam nañ ma bu baax kon xam nga ne amu fi tu toog fenn di fa wax lu dul dëgg am na dossier yoo xam si ñu ngi tribunal te fan lay mujj ñoom chinois yi ñoo la koy wax dañ naan la du mujj fenn. ñu teg ko fan. waaw loolu nag xam nga am naan fi bàjjan am fi nijaay xam nga président dama ne la président de la république su demee ba naan su entreprise bu nu am yaakaar la. entreprise pour nga am yaakaar ci entreprise du dafay ñëw rek jël 1000 personnes wala 3000 jeunes. président na xool dem ñu dem laajte bi entreprise bi doog a sosu jeunes yooyu mu jël ba xam ña nga fa wala nekkuñu fa. Twyford dafay créer ay chômeurs xam nga créer chômeur mooy lan nga jël 1000 jeunes ñu jàpp ne am nañ liggéey 1000 jeunes ñu jàpp ne am nañ liggéey tey même pas 2 ans boo eggee 1000 jeunes yi la fa des matul 100 au départ ña fa des mooy ña nga xam si nangu nanoo nekk jàmm parce que tamit l'histoire se répète tey bi ñu ñëwee di jàpp suñu maam yi jaam. dañoo jël ñoo xam ne si ay sénégalais lan ay africains lan ci ñoom lan jaar pour jënd. fayit boo eggee am na fa boo eggee ca direction ba am na fa ñoo xam ne si mais ñoom ñooy xoolal chinois yi boo demee maire bu Sindia maire bu Sindia. recrutement yi sax parfois fa lañ koy defee. te xam nañ yéen lu ngeen di dund ci biir usine bi. mais xam nañ ko bu baax xam nga Sénégal dafa am lu fi am. muy lan. mooy yow da ngay ñëw. ñuy jël say doomu réew. di leen exploiter. ba ay bakkan di fa rot. ay bakkan di fa rot laa wax de. c'est parce que ay nit feebar nañ fa dee. ci biir usine ba. dundi nag chinois yi leen rey parce que bakkan yàllaa ko yor mais bu tey bu protection ba fa amoon waroon fa am saytu ban war a saytu hygiène baag yépp fu ñu liggéey 2 ans inspecteur naan leen ay il faut ngeen créer lii pour set gi il faut ngeen créer lii te ñaari at xanaa bu nit ñi doon dee nan bu yàgg moo tax am na ñu fa feebar ba dee. setul am na ñu fa feebar non waxuma sax set. ci ban côté. mais produit chimique laa la wax gaz. nit ñi nekk ci danger. saleté peut-être dina rey waaye luy rey nit la. si la bokk. waaw inspecteur ni leen il faut ngeen def lii 2 ans après 2 ans il faut ngeen di def lii il faut ngeen créer lii ci loolu la nekk nii ba léegi mais après délégué ya fa nekk nga xam si ñun ñi ca lan bokk. bëggatuñ ñu gis délégué bëgguñu gis syndicat. ndax lan. waaw c'est parce que xam nga ku nekk ci ron lal doo bëgg ku la yër yow boo jàppee ay doomu réew def leen ay esclave ñun bu neexoon duñ wax c'est parce que ñun ay chef d'équipe lañ woon. ñun dañuy ñëw pointé bu ñu neexee toog xool ba xam liggéey baax na wala baaxul suñ salaire tane na. mais bu dee loolu 10 personnes la wala 30 personnes des milliers de personnes yoo xam ne ay Sénégalais lan comme yow say frères mu leen la ñii nii seen bakkan ci xottu gerte ñii dañuy dee rek parce que lu diis yi ñuy yor ak li ñuy nooy dañuy dee. te fayuñu leen lu ko jar. mais yow su dee yow chef d'équipe nga comme Abou Sène daan ne man daal naa noppi ndax man sama affaire baax na mais malheureusement pour ñun ñi nga xam si ay chef d'équipe lan rek. bañ a noppee loolu noonu après ñun suñuy autorité ñoo noppi. mais yéen yeggee ngeen ko fu ngeen ko war a yeggee. ministre du travail président de la république moo génn ni ministre bi waxal ci lii parce que
Toit fort entreprise bu nu am yaakaar la te xamul ni entreprise boo xam si la de moom xanaa moom moo ci am yaakaar te yaakaar bu ñu fi am moom président lan la moom ban yaakaar la ci war a am ko sinon yoo xam si da nga ñëw jox leen sa suuf matière première ba pare jox leen ay terrain jël say jeunes tay la leen ñu def leen jàmm léegi moom yaakaar bi mu ci am ban yaakaar la après derrière tout ça moom lan la ci am moom président. laaj bi ngeen samp la. waaw parce que laaj bu ñu jaaxal la ndax moom bu naan am na ci yaakaar am yaakaar boo xam si 1000 personnes ya fa ne nan dem vérifier ñëpp ak may dégg nan dem vérifier 1000 ya fa nekkoon nekkatuñ fa. léegi ñooñu noonu amoon nañ liggéey ba yaakaar ko. ana ñu ñoom dañ leen dàq wala ñoom ñii dañ leen a dàq parce que nanguwuñoo nekk jaam ñii dafa metti trop ñu xam ne lii bu ñu fi ko ne dañuy dee ñu ba. mais bañ leen di jël si wàllum liggéey waxuñu leen woon li ngeen di wax nangamu kilo yi da ngeen moom ngeen di yenn wala ni yéen. xam nga Toit fort nan la demee. bi ñu commencé production tak carton bi bi ñu doon produire. 11 pièces matul sax ay 10 kilos lay doon 12 kilos ñu dem façon karo yi di génnaat ñu dem ba karo bi di dem ba de egg 26 kilos jëm 30 kilos xoolal 26 kilos 30 kilos nit taxaw di ko yëkkati di ko rangeler pendant 12 heures de temps. ba pare amoo salaire u 100 000 francs ba pare boo waxee ñu dàq la tey dàq yi ñu dàq délégué yi ndax parce que dañuy wax ndox mu salte mii kat chinois yi duñ ko naan xam nga chinois yi dañuy yor seen eau yu baax yoo xam dañ koy jënd ci société yi pour bañ a publicité. ba pare ndox moo xam ne si foofu lañ koy recycler kenn xamul ndoxu force kenn xamul dara sénégalais yi moom la ñuy naan foofu. moom la ñuy naan. waaw après délégué yi dañoo dem ba lii dootuñu ko naanati. ñun ñoon leen lii dootuñu ko naan te li ngeen naan la ñuy naan parce que yéen gënu leen ñu mais loolu arrangé wu leen loolu ñu rôle boobu ñu doon joué salaire yi kat fii lañ toll amuñu prime de risque amuñu prime nangam prime de salissure sax amu fi tenue amu fi dara amu fi léegi loolu dafa war a am ñun ñi nag ñii seen PDG bi ni yéen gis ngeen ñii comme que mënul leen a contrôler mën a contrôler xam nga mooy lan. mooy mën a wax ak ñoom wala nga jox leen dara ñu noppi. ok corrompre la. nañ leen dàq. mais xam nga ñun ragaluñ ko ñu dàq parce que ñun bu doon ñun kese la. kon ba léegi ña nga fa toog suñuy ceeb tooy ba pare ñu noppi. mais chinois bi dañ leen dàq wala yéen a abandonné. non dañ xëy benn bis ñu war a renouveler contrat wu délégué yi. ñu jékki-jékki gis comme armée entreprise bi policiers yi wàcc ànd ak ay commissaires yoo xam si kenn xamul fu ñu jógee. te dara xewul. te dara non pour arrêter contrat rek. c'est parce que xam na ni liggéeykat yi dañ naan ñun kat jaam gi nekkoon mi ngi tane mi ngi wàññeeku ndànk-ndànk ndax délégué yee ngi fi. ok léegi bi ñu nee arrêté contrat yi ñun waxuñu dara parce que ñun vraiment ci coono la nekkoon coono bu doy waar da ngay xëy suba di lijjanti problème ba ngoon jot ñu jël suñuy bagage liggéeykat yëpp génn tamit mais liggéeykat yi 1 an 2 ans ñuy génn ci télé bi di wax loolu tamit chinois yi dafa leen dérangé woon le fait que ñu doon génn ci presse bi après chinois yi ne nag léegi kon. nan leen dàq benn yoon rek cool yi nekk benn nag booy ñoom li leen metti mooy. gendarme taxaw sax def point de presse sax mënuñu ko def ndax policier yaa ngi taxaw fii du ngeen fi taxaw nangam ñun nag comme que ñun chinois yi ñoom ñoo ñu gën demin sax ci suñu réew. du ñu maltraité du ñu def yu bon fayuñu ñu lu baax di ñu dóor di ñu def ba pare policier yi ñëw du ñu defi lii kon kan dem teg baara ji taliba booy dem taxaw ci taliba tëj na leen presque 2 mois 25 personnes. ñooñu ñu doon ñaxtu. waaw ñu doon ñaxtu 2 mois presque. juge bi def 4 jours la fa am 5 juge bi ñëw libéré leen procureur def appel pour téye leen fa 2 mois réew moo xam ne si bala ñu laa déglu sax wala bala président wax da ngaa baare tali wala nga xeex. doy na waar. non pas ëpp na tool te malgré ça syndicat bi nga xam si moo ñu jiital mu UDTS. nga xam si maa ngi leen di nuyu au passage. Mariama. mooy suñu secrétaire général ak trésorier Abdou Aziz ñoom Diallo ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ñu nekk ay responsable nag parce que loolu bi mu amee. ku nekk contacté nañu activistes yi opposition bi ñëpp parce que président wax na ci ñun dañu war a responsable c'est parce que toi usine bi mu demee ba tiit loolu la ñu doon jiiñ ay da ngeen doon politique ak da ngeen a nekk nangam ak da ngeen a nangam ba léegi kenn gis ñu sax ñu def point de presse wala ñu toog ak. opposant wala politicien wala dara. c'est parce que xeexul liggéey. ci syndicat lañ koy xeexee. d'accord mais sénégalais yi bëgguñu ko responsable parce que ministre bi recevoir na Toit fort wax ak ñoom ñu xëy di dàqe ñun ñu war ñu recevoir bi ñu desee bi tab corté desee 2 jours. ñu ñëw ba egg même pas 15 minutes laa wax de. ñu war a ñëw 15 heures 15 heures 15 fekk ñu fa ministre bi ci yoon bi naan ko ñu ngi egg si daf ne day génn dem yoonam mënuñoo xaar ñun. lan la war a mënul lijjanti ci kaw suuf. lu weesu ay dem ba ay bakkanu nit di wadd ndax liggéey.
am na ñu fa seen bakkan des. am nañu fa seen bakkan des c'est parce que bi ñu jàppee 25 personnes yi rek ñi xëy di leen seet si ñaar ñee ña nga ca lalu hôpital ba léegi ñaar ñee dee na di leen nuyu au passage di ñaan yàlla. ndax lan moo leen faat exactement dañu leen gaañu leen. non c'est parce que dañ xëy rek dem jël oto pour dem seeti ñun tëj dañ liggéey ba wàcc. fanaan ne nan dem seeti ñun tëj c'est parce que dañ fa doon jaabante. bi ñuy dem benn camion dajanteeg ñoom 5 personnes lañ woon ak chauffeur bi 3 yi dee sur le champ 2 yi ñu ngi ci lalu hôpital ba léegi mënatuñ jariñ dara seen morom. boobu ak léegi ñaata temps la def. boobu ak léegi ëpp na 1 mois jëm 2 mois c'est parce que mais kenn du ci wax c'est parce que réew mi parfois mais chinois yi dañ la koy wax. dan nan la dañuy jàkkaarloog Abou Sène wala ñu jàkkaarloog SG Alioune Ndiaye ma di ko nuyu au passage mooy suñ secrétaire général bu syndicat. surtout mag ni ko lan moo tax yéen ngeen dëgër bopp kenn mënut a wax ak yéen kenn mënu leen a raisonner c'est-à-dire wax ak yéen rek ngeen bàyyi mu sedd wala jaar ak yéen fenn ngeen noppi te pourtant yéen yoru leen dara ñi ci kaw moom neex na noo waxal maanaam yéen seeni njiit neex na noo waxal mais yéen neexu leen a waxal. kon daal njiit yi dañ leen yombalal. torop ba mu ëpp loolu ça se voit à l'œil nu loolu dafa leer naññi loolu Sénégalais yëpp la leer xam nga bu ñu demee ba tey lan moo tax ñooñu dee mais arrêté bi ñu arrêté délégué yi après lan conséquence rek suite logique la ñu tëj leen. d'accord maanaam jeune ya nekk Toyfort li gën a metti ci loo xam si doomu aadama war na ko mën a jànkonteel lan dajal. lan jànkonteel mooy lan mooy ñàkk sa liggéey ña fa ñàkk seen liggéey ay centaines lan jëm 1000 personnes. deuxième bi mooy lan mooy accident ba mënatuloo dara sa bopp troisième bi mooy lan kaso ñetteel bi mooy lan dee maanaam dañ toll foofu lan toll jeunes yi tey Toyfort loolu mooy histoire am fii ci Sénégal. muy histoire am et Sénégal. puis après nag lan la jariñ waa Sénégal lan après entreprise boobu noonu loolu ñun suñu yoon nekku ci parce que ñun ci côté liggéey lan nekk mais génnal rek nga laaj commerçant yi ak ñoom seen lan la entreprise bi apporté la Sénégal. apporter lu leen dara voilà. laajal commerçant yi. parce que man nekkuma pour défendre leen. nga laaj leen prix caro bi fan la tolloon ak fan la toll léegi. ñun ban fay ne di liggéey bu ñu sañoon prix de caro bi day élevé fu ko neex c'est parce que fa lañ doon liggéeyee mais malheureusement pour nous dañuy xëy di yokk seen caro c'est parce que état bi xam nga lu mu def. lu mu def. dafa bloqué. ñi nga xam si dañ daan indi caro fii ci Sénégal. ok da leen a bloqué ndax Toyfort. yow yaa ngi bloqué ñi nga xam si dañ doon indi caro investisseurs yi nga xam dañ daan jóge fee di indi caro nga bloqué leen ndax Toyfort te Toyfort bi nga tax nga bloqué leen xam nga lan la say doomi réew am. kaso dee ñàkk liggéey. mën nañ sax ci liggéey bi di gars yi dañ ciy jëlee ay gaañu yu. dinaa la jox ay photo yoo xam si ñii seen baaraam dafa dagg ñii seen bët yàqu ñii dañ feebar ba boobu leen fa gëj ñii feebar dem ñun ñu di gaañu nan te li ba lay wax nii du Toyfort kenn ku fay soo demee ba jël DRH boo xam ne si prestataire la. moo nekkoon Dangote retraité na. nga teg ko fa pour lan. c'est parce que kii amatul lu muy ñàkk fii le Sénégal moo am ay nit yoo xam ne si. ay nit yu bon yoo xam ni dañuy jaay deretu seeni frère ngir ñoom seen ceeb tooy. waaw c'est-à-dire parce que tey bu ñu demee ba DRH tey boo xam si bu Toyfort tey waroon na sax jomba toog foofu noonu di seetaan ñuy maltraiter ay sénégalais. ñoo xam si ay doomam lan ay sëtam lan. c'est-à-dire dafa am loo xam si honneur la yow am nga lépp. yow am nga oto am nga jabar am nga kër. nga toog naan man yi wax dëgg yàlla chinois yi danoo doy waar vraiment chinois yi nii duñ dégg vraiment chinois yi duñ sax ay nit man wax rek laa mën ci DRH. c'est-à-dire réew mi li fi nekk kenn mënu ko wax. mais yéen ñi nga xamante ne yéen a fa doon liggéey ak yi ngeen fa dund yëpp li nga ma nettali nii jafe-jafe yi bunduxataal yi métital yi yaa ngi naan sax di ko méngale ak wàllum esclavage lan moo leen tee dem inspection du travail am ay démarches yu ngeen def. bi coow li jot amee ban tëj ay nit. ban génn wax ci inspecteur xam nga lu mu def rapport am inspecteur kan lay liggéeyal ministre du travail. ministre du travail bi ñu bi nga xam si daf nañu waaye garaawul comme que. xaw ngeen a nekk en retard damaa war a dem léegi naa leen booleeg ay nit ngeen wax lépp bu ma ñëwee rek recevoir leen. bi mu ñëwee ci tournée am la nekk tournée ànd ak Macky Sall di wër. c'est parce que réew mi politique ci la ñuy dox suba ngoon gu dégg bëccëg xooluñu seen askan buy dee xooluñu bu ñàkk liggéey xooluñu bu ñu jàppee comme jàmm ci politique la ñuy xëy suba ngoon gu dégg bëccëg ba nii may wax ak yow bind nañ jox ko wax ko alerter expliquer ko li xew ba léegi mënuñu koo gis mënuñu koo teg bët. daf leen ignorer. non mais dafa passé ignoré te mi nga xam li xew c'est parce que dañ koy wax day xam li xew léegi nag xam nga ñun mënoon na ni rek comme que jóge nañ Toyfort
nan dem toog wala ñoo dem liggéey suñu liggéey déedéet c'est parce que syndicat la boo xam si ma nga fa ba léegi ñoom dañuy cotiser chaque mois 1000 francs xam nga lan la chinois yi mujj def xoolal imaginer syndicat nga jël ab liste wër ci usine bi naan kan moo bëgg a bàyyi syndicat bi di leen menacer pour ñu ba syndicat bi ñu bañ a cotiser wala ku ko deful dañuy xool ak sa tur xam ne kii kat moom neen day nekk syndicat ba léegi kon kii moom esprit bokk ci syndicat la bokk ba léegi ñu dàq la ñu bañ a renouveler sa contrat c'est parce que état bi leen may loolu ah pour leen neexee renouveler leen 5 ans yi ba 5 ans yi mat renouveler leen 50 fois yi la xam. yaakaar na moo tax ñu dooleel leen ni waaw xam nga bu doon def leen ni dooleel c'est parce que dafa am intérêt ñoom dafa am intérêt bu ñuy indi ci réew mi mais yow nga dooleel entreprise étranger boo xam ne si. au finish même pas 2 ans bu ñuy waxtaanee toit fort xam nga lan la ñuy wax. deret ju tuuru nit ñu dee nit ñu tëj nit ñu ñàkk seen liggéey waaye léegi intérêt boobu ñu ni karo yi ba xam yomb na léegi dama laaj commerçant yi ñoo njëkk a marché ti mais suñu yoon nekk ci loolu seen xeexu bopp la. c'est parce que jiiñ ñun ñu fi sax ni da ngeen a lëkkaleeg commerçant yi te yàlla xam na ne man mi porte parole bi wallahi al azim xawma kan moo jiite commerçant wu karo yi ci Sénégal ci télé laay waxee c'est-à-dire foofu la Sénégal tollu parfois dañuy yuuxu presse bi di wax ci yu ñàkk fayda fekk nit ñaa ngi dee à côté ñuy wax ay détails loolu moo fi am c'est parce que nag loolu man mënuma comprendre am na ci nag ñoo xam si seen confrères yoo xam si wax dëgg yàlla bay nañ ci seen waar wax nan suba ak ngoon guddeeg bëccëg dénoncé génn lu ne def nan ko. d'accord doy na waar ñoo ko déggandoo bëgg a daan doole rek la ñu fay dund payoor ya baaxul comme ni mu ko waxee ba ñu bëri nekkatuñ fa ñii dàkk nañ leen ñii demal nañu seen bopp mu xam ne ñii dee nan ñii dee nañu ñii dee nan ñii dee nañ ñii ñu ngi ci lalu hôpital ñii dee nan ñii ñu ngi ci lal hôpital yi. d'accord ñoo ko déggandoo li nga xamante ne ni noonu la demee entreprise bi nga xamante ne ni entreprise étrangère la ñëw ci sa réew nekk fi yéen seen doomu réew di fay liggéey li ni mel daal di ci tukkee ñu gis ña leen waroon a taxaw aussi mel ni dañ leen xaw a beddi bu ñu sukkandikoo ci li nga wax ban jàngat ngeen ci jëlee. waaw ñun de xam nga ñun nag ay sénégalais lan te ci réew mi lan dëkk xam nga duñ dem situation bi demee nii rek ñu dem tëdd nalaw wala ñu ne bàyyi nañ leen ak yàlla bàyyi ay. doomu sénégalais di fa continuer di liggéey. ñu leen jàppe comme jàmm ba léegi d'ailleurs ñun ak suñu syndicat UDTS. am na feuille de route bu ñu jël déjà daan def sitting buntu ambassade bu Chine danañ bind lépp lu ñu war a bind dénoncer leen fépp au niveau national international fépp international sax la ñuy wax parce que national moom wax dëgg yàlla bu ñu demee président wax ci. xam nga problème bi mooy li Sénégal nii la rek président wax na ci lijjanti leen problème bu nekk toit fort bi mu ko waxee après ci la dee am ci la lépp am te waxaatu ci. waaw yëg na loolu. xëy na peut-être yëg na ko en tout cas presse bi moom wax nañ ko bu fekkee ni mi ngi lire journaux yi moom président c'est parce que nag bi coow li amee ñun am nan ay nit fu ne am nan ay xarit fu ne parce que ay nit lan ñii ña ngay politique ñii ña nga nee ñii nee ñu kaa leen dem ñu seeti président Ousmane Sonko toog waxtaan ak moom parce que yéen lii xew ci réew mi yëpp lii ko gën a garaaw dara mënut a xew ci réew mi lu gën a garaaw lii ay nit yuy dee ay nit yuy tëj ñi ñu jàppee jaam. bon ñun amuñu droit dem seeti président Ousmane Sonko amuñu droit dem seeti ay kii c'est parce que pour ñun lii xeexu syndicat la mais on dirait que ni tey réew mi foofu la ñu bëgg a dugal. ci wàllum politique ci wàllu politique chaque fois pour ñu faj sa soxla da ngay dem politique ji chaque fois pour ñu déglu la da ngay xeex da ngay wàcc ci tali bi da ngay nangam foofu daal lan toll en tout cas xeex bi duñ ko bàyyi. danañ génnaat te yéen journalistes yi. lépp lu ngeen ci mën a jàpp leen ci lépp lu ngeen ci mën a wax. fu ba seen baat toll eggal leen ko fa c'est parce que kenn mënul wax lépp. li xew toit fort xajul sax ci benn émission xajul sax ci ay émission tey fu mu fi ñëwee mën naa la wax lu bees mën la wax loo xam si ma nga fa. ok c'est parce que ñun bi ñu fay jógee. samedi lañ fa jógee vendredi ci guddi. ñun ak direction bi ñoo ànd dem benn hôtel. ci place bi c'est parce que booba nee naan ñun signé nañ li ñu war a signé lépp ba pare léegi dañ dem toog waxtaan liggéeykat yi ñun ñu dem leen parce que ñun xam nañ ne fu ngeen dem ñun ngeen fay teewal bi ñu eggee ci biir waxtaan boobu noonu chinois yi ñun xam nañ leen bëgg fekk su luwul leen fi nan ngay ànd ak ay syndicats yoo xam si da nga ànd ak ñoom. vendredi dem reer yi frais fa presque ci reer bi lu tolloog 500000 xëy suba dàq leen c'est parce que reer bi neexul la nga bëggoon ñu def ko defuñu ko. c'est-à-dire sénégalais yi nan jàpp ni ña ne ca kaw ñun suñuy autorité mën nañ di ñu jaay mais ñun ñu yorul dara duñ jaay suñu frères yi tëfu ci ñun te chinois yi ñoom loolu leen jaaxal ba léegi ñoom loolu moo leen yéem nee na. ok dan naan la du mujj fenn day léppay yomb mais yéen lan moo tax ngeen dëgër bopp pourtant ci li ñun li ñu fi bëgg dañ koy am
xam nga suñu demee ba inspecteur maa ngi ko génn bis inspecteur du travail lii bëgg naa mu dégg ko. moom mu bind rapport esclavage sa amu fii nangam wax dafa nekk ci droit am dafay protéger état c'est parce que dafa am patron boo xam si ba mu ngi koy déglu mais moom dégg na toog nan directeur général toog bu Twyford man ma toog suñu secrétaire général toog Alioune Ndiaye. ñu ni ko carrément ñii seen bureau la ñuy toog te ñoom duñ ko weddi ni inspecteur du travail bi ngi dox sax faale wuñ ko. c'est un petit homme chinois yi foofu lañ toll c'est l'inspecteur du travail c'est un petit homme c'est parce que dañ koy jël. ok. c'est ça loolu moo xew ci réew mi. kon bu loolu tamit doxal na ab réew. réew mi bërënguwul sax bay dox c'est-à-dire boo nekkoon Twyford da ngay xam ni réew mi bërënguwul sax bay dox réew moo xam ne si dañ lay jàppee jaam say autorité protéger ñooñu nga génn wax ñu tëj la nit ñi di dee fii di feebar di dee nit ñi di nangam amul dara inspecteur ba nga xam si moo war a àtte lam ca wax lam ca war a def ak lam ca mën defoon na ko mais la xew ci biir réellement am na loo xam si mënu ci dara. ci dara inspecteur ci boppam sax dañoo téye loxoom dañ ko takk fii réew mi loolu la ay inspecteurs yi ngay dégg ak inspecteur du travail ay waxin la rek dugaluñ dara defuñu dara. donc c'est pour la forme loolu nga jàpp. dugaluñ dara defuñu dara c'est parce que ñoom dañoo am ay kilifa directeur du travail mooy kilifaam directeur bi ministre du travail mooy kilifaam ministre bi président mooy kilifaam te président moom moo inauguré Twyford. léegi moom mooy kan kon. wax rek la mën comme ni ñuy waxee nii dong la mën inspecteur wax dëgg yàlla di ko sant di ko gërëm wax na ba sonn. ñëw na jaabante na. li gën a dee mooy Twyford dañ dem ba wut benn société intermédiaire boo xam si dañ ko wut pour mu leen recruter ay nit léegi ñoom ñun dañoo bëgg a débarrasser wu ci liggéeykat yi inspecteur woo leen yéen lii amu leen ci droit loolu kenn mësu koo gis ci kaw suuf ki amu leen ci droit ñu ni ko kon may ñu fii ak 3 mois mais dafay obligé may leen daf leen di may force c'est parce que may ñu bi forme la rek. daf leen di may force ndax Twyford la da ngay dem jàkkaarloog ay inspecteur wala ministère du travail nga dem toog ñun la ñuy Chine partenaire la boo xam si dañ ko privilégié pour lan privilégié boo xam si jeunes yi fay liggéeyee li leen di fay baaxul ah la ñuy produire nit ñi gis ñu ci seen bopp waaye léegi privilège boobu pour ñan la sénégalais la wala pour kan. mais lu ñuy produire aussi maanaam li nga xamante ne nii ñu ngi koy dugal par jour ou bien par mois. xam nga est-ce que mi ngi dox bu baax. Caro Twyford ñoom ñi ngi jaay à 100% dañuy xëy di jaay presque 200 millions presque li ñuy produire. par jour masse salariale bi matul 100 millions. li ma lay wax nii mën naa la indil ay preuves c'est-à-dire lépp lu ma lay wax mën naa la jox ay preuves ngay gis. yaa ngi dégg mais li ci gën a graaw mooy malgré ça. bu ñu leen bloqué ñeneen ñi nga xam si ñooy indi karo yi nga xam si ñoom leen daan indi ko jëlee Chine ak yooyu noonu. mais après marché bi ñoom kese ñoo fi nekk dañuy xëy chaque jour di yokk prix laajal commerçant yi mais ñun loolu suñu yoon nekku ci amuñu concurrent ñun suñu yoon nekku ci mais malgré ça ñun gis ñu ci suñu bopp ñun ñu fay liggéey après ñu bëgg ñoo jàppe jaam waaye léegi Chine ban privilège la war a am Sénégal yow da nga ñëw ñu jox la suuf jox la lépp. nit ñi ñu jàpp jeunes yi ñu jàppe leen jaam ñu fay liggéey. li ñuy fayeeku buñ ci lekkee naan ci mu jeex seeni parents moom kenn wax ko kuy liggéey Twyford moom bu mu xalaata sax tabax ab pantare ah ñii di dee ñu tëj leen kaso waaye léegi privilège boobu noonu pour lan la léegi kan moo ci gis boppam c'est ça loolu moo xew ci réew mi. ña fa des nag. bon ña fa des xam nga ndeysaan réew mi nag jeunes yi dañoo am jom ña nga fa di fayeeku ay 80 000 ak ay 100 000 bu manqué ak ay 100 000 francs. di liggéey 12 heures de temps ba pare nekk ci danger gis nga prime de risque bu Twyford rek waroon naa ëpp 300 000 prime de risque bi boo fa nekkee yaa ngi ci risque ba ni nga fay jógee yaa ngi dégg ñu leen di fay loolu noonu c'est parce que danoo bañ a sàcc danoo bañ a dugg réew mi metti na mais tey état bi bu taxawoon ni sama doomu réew ku fi ñëw investir Caro nangam di def di nangam boo fayul lii wala salaire de base bi nangam convention yi moo ñu tënk. mais ñun chinois yi dañoo ñëw rek daan ne ñii kat comme que seeni état ñoom jàpp nañ leen jàmm ba pare nan ñu leen jaay rek ñun ñu doggali leen loolu moo fa am kon bu ma déggee politiciens yi di wax ay gouvernement nangam ak ay liggéey jeunes yi dañ leen wutal liggéey ña am liggéey sax ña ngay dee c'est parce que bala nga créer emploi da ngay protéger li nga am ba pare loolu moo xew fii ci réew mi. doy na waaw day wax nan nag façon wax bu ne ñun seddal nan parce que dana am ay kilifa. bi président waxee sax
dañ ni bu kenn yëngootu ni liggéeykat yi kon ne leen ngeen liggéey puisque président wax na ba pare ndekete président daf ñu doon calmer après ma nga ca politique am bi ñu ko gënee soxla ma ngay daw ci tali yi di wër kenn xamul fu mu jëm c'est-à-dire ñun daal say boo ñu dem Guinée rek wala Mali toog fa. ah mais réew mi kat moom comme que mooy loolu. parce que ña fa nekk sax ña ngay bàyyi par benn da ngay gis ko bàyyi mais ku bàyyi te keneen ñëw c'est parce que réew mi moo toll foofu noonu. moo toll foofu. c'est ça. liggéey amul. conditions yi métti na dépenses yi bëri na. c'est ça voilà ñoo ko gisandoo kon yaakaar naa loolu umpul kenn ci réew mi ñëpp a koy dund vraiment pour terminer Abou ban appel ngay lancer ci li ni mel. ah en tout cas li may wax pour jeexal. mooy ñun moom ñi ngi continuer suñu xeex. tey lépp lu ñu yàlla may bu ñu demoon ba jàpp ci loo xam ci ay millions la wala ay milliards. Twyford moom yaakaar naa ni mënuñu ko bàyyee noonu. du weer yi du at yi du à jamais c'est parce que mënuñu ñëw nekk ci benn coin di fa def loo xam ci kenn xalaatu koo def ci kaw suuf. da ngeen di venger wu ko. président non pas venger wu. kon lan ngeen dañuy dénoncé wu dañuy leen di dénoncé dañ leen di wax ni nekkee xeex ak ñoom bu jaree ñu xeex ak ñoom xeex bu loyal nag boo xam ci du am sos du am dara ba koroog président di fi jóge ñu continuer ko. c'est parce que ñoom dañoo war a xam ne bu dee ñoom comme ni ñu koy waxee ñun lu bëgg am ko c'est parce que fii Macky Sall moo fi nekk président te Macky Sall daf fiy jóge xam nga ay nit ñi nañuy dem ñeneen di ñëw kon ñoom jub rek moom moo leen war bu ñu demee ba faalewuñu syndicat faalewuñu ministère faalewuñu kenn c'est parce que dañ leen a téyel tànk Macky Sall du jug pour inaugurer n'importe quelle société de voilà. c'est ça mais nag li muy def yëpp daf ko doon def ngir askanam. Macky Sall li muy def yëpp daf ko doon def ngir askanam. moo tax man su ma gisee nit ñi di nekk ci télé yi politiciens yi di wax président gouvernement vertueuse nangam président nangam damay yéemu ci yàlla te man miy wax ak yow ci ñi fal Macky Sall laa bokk mais à travers Twyford après je sais que ni ñun amuñu dara ñun maanaam amuñu njiit ñun dañ ñu sànni noonu rek ci Twyford laa ko xamee c'est parce que 2 ans du ay caaxaan yoo xam si man maay génn maay taxaw ci kanam ànd ak ñi ma war a àndal ñu wax Sénégal gépp dégguñu ñu wax leen ni yéen fii lan toll. kon xeex bi doon ko continuer daan yóbbu xeex bi fépp au niveau international doon ko yóbbu fépp c'est parce que am na ay kilifa yoo xam si bu ñu waxee ñu dégg leen bind nañ lettre envoyé fu nekk ci ñi nga xam si ñooy teewal liggéeykat yi nekk ci àdduna bi yëpp xam nga yoo xam si ñoom Chine dañ ci bokk. xam nga ambassadeur bi daan dem pour toog def fa sitting def li ñu war a def yëpp jaar fi ñu war a jaar yëpp après ñu xool nag ba xam. fu waa leen di mujjee ki gëtam mais ba tey amu leen ci benn retour. non après xeex bi mu amee liñ ci am comme résultat moom mooy chinois yi di gën a continuer di dàq nit ñi ak di leen maltraité ak di leen wax du mujj fenn. kon amagu leen résultat bu positif. non am nañ résultat mais bu négatif. bu négatif waaw xam nga parfois di nga nekk ci xeex boo xam si doo am résultat doo avancé mais bii dafa arrière li tax mu arrière nag mooy c'est parce que ñoom comme ni ñu koy waxee rek chaque jour boo fa nekkee da ngeen di sonn seen bopp rek lan lay wax da ngeen di sonn seen bopp te ngeen a ñëw bokk ci rek. seen affaire baax. kon daal wéeru nañu fu dëgër su ma la dégg. non ñoom koy wéeruwuñ danoo taqaloo dañ leen a escorté fu dëgër. loolu la am c'est ça loolu moo am. maa ngi lay jaajëfal Abou bu baax a baax bàyyi la nga tàggatoo ak ñu la doon seen. waaw di la sant bu baax di la gërëm di leen sant yéen ñëpp di sant tamit sa techniciens yi di leen wax ni. bon réew moom lii rek moo fi nekk. am na ñoo xam si ñu ngi dund lu metti comme li ma la koy waxee. ñii di dund ay di gis nit ñi di dee ñi ñàkk seen liggéey ñi di dugg kaso ñi di accident bu mënatuñ ak jóge ci accident mënatuñ dara yoo xam si ay étranger ñoo ñëw teg ñu ko. nekk à côté bi ñu war cee wax mais malheureusement comme yéen ni ngeen ko defee ñu ci bëri duñ ko defee noonu ñoom ña ngay wane ay fecckat ay comédiens yu toog parce que sénégalais yi tamit ñu ci bëri ñooñu la ñuy déglu te xamuñu ni seen doomu réew a ngi dee dañuy bàyyi l'essentiel di def ci yu ñàkk fayda dox ci yu ñàkk fayda. loolu tamit ñun ñëpp suñu xeex mi ngi ci. bu ñuy œuvrer ñu œuvrer ci lu ñàkk ci lu am fulla bu ñuy jug di wax wala ñuy génne ay nit ñuy génne loo xam ne si lu am solo la loo xam si dafay sauver ay doomu aadama mais ci fomm yi ñu nekk nga xam si ci ay waxu yu ñàkk fayda tey bu maanaam waxkatu ñi nga xam si duñ waxkatu dëgg ak gisaanekat yi sax la presse bi gën a ñu ëpp ci presse bi ci ñooñu leen gën a concentré wu te loolu jëmulul réew kanam da ngay gis ñoo xam si comme li dal Twyford nit ñaa ngay dee nit ñaa ngi def lii nit ñaa ngi def laa pour nit ñi dégg leen problème la ndax presse yi ñan ñoo ko occupé ñoom Pawlish Mbaye ak Ouzin Keita
ak ñeneen ak gisaanekat yoo xam si li ñuy wax du dëgg ñëpp xam c'est-à-dire loolu moo ñu sonnal. kon il faut ñu nekk ay responsable mais nag réew moom da nga koy xoole ci image yu jiit yi rek njiit yi bu deful li ñu war a def nekkuñu ay responsable jeunes yi tamit noonu léegi nag réew mi ñun ñoo ko moom ñoo ko war a changer suñu bopp ñun waa Toye Fort ñun délégué yi politique guñ doxuñ ci parti politique bu ñu neexoon toog ak Ousmane Sonko xeex li ñuy xeex bu ñu neexoon toog ak Guy Marius xeex li ñuy xeex ak ñi nga xam si bu ñu waxee ñu dégg leen mais dañ ni xeexu liggéey la kon nañ ko jaarale ci liggéey jaarale ko ci suñu syndicat donte ñoom li ñuy responsable lépp ak li mën a seen liggéey yépp tey Sénégal on dirait que ni soxlawuñ ko responsable doon soxla violence doon soxla xeex doon soxla rayante doon soxla bon pour ñu dégg la il faut nga taal pono il faut nga deret tuuru loolu lañ bëgg a tàmmal Sénégalais yi ñun nag malgré ça daan jaar fi ñu war a jaar xeex ko xeex boo xam si xeex bu responsable lay doon bu civilisé di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm di leen wax tamit bon mu amuñu seen fay vraiment. macha allah cant ngërëm yéen aussi bu baax a baax di jaajëfal ñu ngi doon teewlu mu nekkoon Abou di ku yor kaddu ba ña nga xamante ne ñooy liggéey Toye Fort syndicaliste yi ak rek li nga xamante ne mooy seen condition ya ñu fay dund maanaam taraayu liggéey wa ak payor ya na mu demee ak rek jafe-jafe yi nga xamante ne ni ñu ngi ko fay jànkuwante risque ya ñoo ko déggandoo te taxawuñ leen si na nga xamante ne ni moom la waree ba tax rek mu toog fii tey di koy partager ak askan wi en même temps di lancer appel ngir rek ñi nga xamante ne ñooy seen kilifa yi ñu mën see jot ba jël si seen ay matukaay ñoo ko déggandoo jàngeen jëf jaajëf aussi ñi nga xamante ne ñoo fari woon ci caméra gi Malick ak Madi jox leen dig daje ci beneen numéro émission li ma metti jàngeen jëf